Aujourd'hui, nous avons procédé au ressources. Nous avons remis aux paysans des ressources qui s'élèvent sur une valeur de 13 500 000 francs, répartis en hectares, chaque propriétaire selon sa superficie. Alors, la somme varie de 7 000 à 310 000 francs. Par ristourne, j'entends par ristourne, c'est le total du montant que QFS a accordé aux propriétaires de terrain après la vente des produits, aussi bien sur le plan international que sur le plan national. C'est un pourcentage que les paysans ont reçu aujourd'hui. yooyu nag moo dellu si dëkk yi borom tool yi tey moom la borom tool yi ñëwoon tey suñu partenaire bi ñu ko jëlee ñëw dina ko séddale parce que ñi ngi ko calculer ci hectare bu ne presque loolu ñi ngi koy fay ci hectare bu ne am na ay 44 000 francs à l'hectare ñi gën a barle te am ay 7 hectares tey kooku ñu ngi recevoir 311 000 francs ci taw mag bi ñu ko am fii tey loolu daal bokk li nga xam ne moom lañ fi taseel tey te lépp loo xam ne nag am nga fa tool te nombre tool yi nekk foofu parcelles yi 315 parcelles ñoom la ñu war a fay montant boobu teg selon li nga am ci naan superficie loolu lañ lay fay ci sa tool tey nag li ñu doon def fii tey mooy 4 villages yi concerné projet bi Fulum la ñuy jël tey war ko fay Fulum ak Njaay boobu ñoo fi ñëwee tey presque liñ ci war a fay pratiquement fay nañ ci ñaar dëkk yi yëpp tey loxo su moo war a ñëw suba ak Fulum pour ñu jël beneen partie bi pour ñu fay leen seen xaalis bi tey loolu daal moo waral dañuy tey te gis nañ bi fi ñëwee tey suba ba léegi nit ñi fees nañ fi dem ñëw nañu à heure jël seen xaalis liggéey bi amuñu si benn problème franchement ñi ko organisé teg nañ ko ci yoon suñu partenaire bi li ñu waxoon ak ñun yëpp def na ko employé nañu jox nañu suñu pourcentage li ñu liggéey woon franchement am nañu fukk ak ñett millions yi du maye du saraxe wàllu béykat yi la borom tool yi loolu mooy seen wàll ci lu projet bi jur projet bi dañu waxtaanoon bu ñu koy sant ak waa dëkk bi képp ku joxe suufam hectare boo joxe da nga lay jox téeméeri junni ci saa si jox la liggéey fukki weer ak ñaar ci capacité yi nga am mais gannaaw loolu aussi lépp lu ñu béy ci tool bi bu fekkee ne dañ ko jaay ci bitim réew da nga ci am junni ak ñetti téeméer bu fekkee ne dañ ko loolu la ñuy jéem a respecté loolu moo tax warul jaaxal kenn lu war la projet bi intérêt am dafa xaw a yaatu premier intérêt bi mooy yow li ngay am dafay tax ngay faj ay soxla yi nga xam ne moo gën a jàmp ci doomu aadama fonk soxla bu njëkk bi mooy wér-gu-yaram soxla bu ci topp mooy njàng sa doom soxla bu nekk mooy yar sa doom bu leen fàtte ne am na ay jamono fii maire dafa doon wax ne jafe-jafe yu nekk fii ci commune Morolan kenn mënu ko xam te moom mun na bu leen ko laajee dina leen wax ne daaw yëpp kenn ñëw ci moom ne ko maire dimbali lu tax képp ku fi ñëw maire bi dina la demal liggéey te boo liggéeyee gën ngaa néew lu lay fay ci sa projet bi mooy fukki junni ak ñaar mooy li gën a néew mun na dem na ko téeméeri junni mbaa téeméeri junni ak juróom fukk lépp am na. bu ñu koy tàmbali 2016 ak léegi nekk na ñeenti at mais ay waxtaan yu yaatu yu xóot dañ ko def ci biir dëkk yi mais aussi waxtaan ak borom tool yi ci waxtaan yooyu dañu ne woon du ñu jaay tool yi dañu ne woon ku ci nekk moom toolam mais da koy abal maanaam nu mu abal war a indi maanaam mooy waree fam indi ko ci projet bi pour que projet bu meññee ku nekk gis ci boppam. je pense que loolu vraiment ci loolu maanaam hectare maanaam même au temps bu yéen a ngi fàttali bu ñu dañoon wax ni dañoo jaay hectare téeméeri junni xam nga ni loolu wax boobu defe naa ne tey maanaam dañ ndax du woon jaay téeméeri junni mais dès que nga dugg rek maanaam hectare bi dinay jox téeméeri junni boo duggee tamit nekk borom tool da nga war a am liggéey pour fukki weer ak ñaar li des léegi nag at bi bu jeexee parce que ci biir jaay bi comme maanaam projet bu jaayee ba at bi jeex chaque tonne bu ñu jaay ci biti da ciy indi day jox commune bi junni ak ñetti téeméer mooy maanaam bu fekkee ne biir dëkk bi dañ ko jaayee day jox commune bi juróom benn téeméer ak juróom fukk yooyu yëpp bu ñu ko dajalee ñu xayma ko normalement dañu ne woon maanaam baykat yi dañu waroon jot bu dee téeméer dañu waroon jot fanweer yi juróom-ñaari fukk yi pour commune bi jàppale commune bi ci wàllu maanaam tabax école tabax dispensaire loolu moo nekkoon moo nekk ci biir convention bi mais ren bu ñu toogee ci biir réunion conseil ñu seet ni atum ren atum jafe-jafe ga
en même temps aussi ñu ngi soog a tàmbali parce que boo xoolee tey tool yi ñu bay def naa mutul moitié mais bu parce que mais ñëpp am seetu ñuy kii bay nañ toolam kii bañu toolam ñëpp la ñuy jox kon loolu am na maanaam moo tax ren conseil bi mu ni nañu jël xaalis bi yëpp maanaam fukki million ak ñett yi ak genn wàll ak lu toog nañ ko jox baykat yi yëpp voilà commune bi maanaam bañ a jël benn dërëm loolu lañ def tey jox ko maanaam baykat yi séddale ko donc te dañoo tàmbali tey mais suba beneen dëkk dina ñëw mais beneen projet bi maanaam àllarba bii di ñëw lay joxe mercredi maanaam mooy Minam SARL donc vraiment loolu dafa nekk loo xam ni pour man dama jàpp ni dañ ci war a roy maanaam suuf si na nekk suufu baykat yi mais comme ñoom waa CNP waa MEDES ñi xam ni ay borom doole lañu ñu ngi wuti ay investisseurs à l'étranger pourquoi pas paysans yi war nañu mu wuti ay investisseurs signé ak ñoom ay convention yu leer mais ñu liggéey suuf si mais suuf si ñu bàyyi ko nii ku wax mu ne sama suufu maam te Sénégal di dee ak xiif loolu tamit mënul nekk pour man il faut aussi que loolu état Sénégal Kaaw Morna ñu ngi koy invité en tout cas pour ñu ñëw xool ko seet nuñ koy seetale parce que am na peut-être am na ay jafe-jafe mais jafe-jafe yooyu nañ ko seetantal comme ça bu nekk lu xam ni mën nañ ko roy pour Sénégal yëpp ngir ñoo ci mel ni mais vraiment avancé nañ ci bu baax a baax parce que vraiment boo xoolee tey ak ñu bëri ñu ngi woon Dakar parce que mais boo xoolee bu luy dëgg bi da nga gis ni am na changement de plus en plus xale yi dañuy préférer toog fii Morna parce que de plus en plus am nañu yaakaar ni même bu ñu commencé gul sax am nañu yaakaar ni bés mën na ñëw ñu liggéey ci projet bi loolu rek yaakaar boobu rek dañuy commencé liggéey fii ak une semaine maximum donc bu ñu commencé dañuy employé au moins 1500 maanaam junniy nit ak juróomi téeméer pratiquement loolu boo ko génnee finalement sax waa Morna du njëkk waa Morna dañuy jógee nootu bu jama dañuy jógee Pambar jógee même Jandeer pour ñëw liggéey ci projet bi donc projet bi du projet xëy dañ ko installé Morna mais quand même waa Morna ñoo mu ngi fii mais pour ñëpp la pour ñëpp la